jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës Cheikh Gueye mi nekkoon secrétaire général bu IPRES moo ko doonoon ba jamono ji nag fi mu ne daal dinañ koy rek jiital ci kër googu di IPRES conseil d'administration bi ña ca bootu nag ñoo amal ab ndaje ni ki tey jilee ñu daal di sax kon daal di tëral li ñu duppee nag kon appel à candidature ngir nag ku bëgg a doon directeur général bu kër googu di IPRES conseil d'administration bi di gën di dëggal nag kon jugeek Mamadou Diagne Sy Mbengue ci bopp kër googu beneen ponk ci biir xibaar yi gendarmerie nationale nag lëkkaloo ak agence des affaires maritimes taxaw rek ci lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu géej gi nag ngir daal di jëfanteek ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy def nag sudul noonu di Samba Boy mu am nag juróom-ñetti doomu aadama yoo xamante ne teg nañ leen loxo ca caaro yi ñu nekkoon nag ca boori géej ga di rek daal di sàcc tuyau en fer yi ak tuyau yi nga xamante ne acier la ñu ne nag tuyau yooyu dañu koo jël di ko jaayaat ferrailleurs yi dinañ àddu tamit ci jëye ji nga xamante ne nag moo namoon a am ca roplaan boobee ñu duppee 767 Ethiopian Airlines gannaaw bi nag ñu gis ni sax yàlla def na ca jàmm waaye ba nëg ni nag coow a ngay jib ca boobee roplaan moo waral directeur général bu aéroport international Blaise Diagne bu Diass nag di ci indi leeral nag noonu it ki nga xamante ni moom moo jiite agence nationale bu aviation civile mi ngi wax leen ni li nga xamante ne noonee la ñu taxawee nag ba ñu yëgee yëfee rek doon na ci loo xamante ne plan d'urgence bu ñoŋ la dinañ wax ci wàllu tàggat yaram ak coupe UFOA 2019 demi-finale nag ci àllarba ji bu 20h jotee ci stade Lat Dior bu Thiès Sénégal dana janoo ak Mali ñoom ñaar nag ku ca jël ndam li da nga daal di kon janoo Côte d'Ivoire ca finale bi lay doon Côte d'Ivoire moom nga xamante ne sax démb da nga janook sax Gana laay wax may jéggalu Gana moom nga xamante ne démb moo door Côte d'Ivoire ñetti bal ci dara mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxeerlu tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi niñ ko waxee woon nag Cheikh Gueye moo nekkoon secrétaire général bu IPRES fi mu ne nii nag jiital nañu ko ci bopp kër ga mu nekk nag njiitug ndéggandiku fileeg nag ñuy tabb ku wóor a wóor koo xamante ne nag moom mooy jiite kër googu di IPRES ñi nga xamante ne ñoom ñoo bootu ci conseil d'administration ba ñoo amaloon ab ndaje sànq nag doon ca weccoo xalaat ba tëral kon matuwaay boobu ñooñu nag di gën di dëggal ni Mamadou Diagne Sy Mbengue kon jóge na ci boppu IPRES Lamine Fall secrétaire général adjoint bu CNTS mi ngi ci bu mu jokkoo bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax Lamine Fall. ma ngoog ni ma ko waxee rek xibaar bi jip sànq muy Cheikh Gueye mi nga xamante ne moom la ñu teg rek njiital ndéggandiku ci bopp IPRES yow ban jàngat nga ciy def. waaw jàngat bi mooy xanaa sant yàlla ndax IPRES këru mag ñi la. këru liggéeykat yi la kër gu am solo la doon taw xañ ci donc nag trouvé nañu consensus ak nguur gi nga xam ne bi itam partenaire la ba tey ci ñu def niñ daan def maanaam tax teg intérimaire ba jamono ñu mën a am directeur bu ñëw jël kër gi kon loolu lu ñu rafetlu loolu ñuy sant yàlla yëpp la félicité partenaires yëpp donc l'État du Sénégal et tous les partenaires sociaux. ma ngoog Cheikh Lamine. waaw ma ngoog gis nañu ne également sax lu ko jiitu ñi ngi doon wax ki nga xamante ne moom lañ fa tegoon mu mel ni loolu sax jur na coow ndax ñi ngi doon wax ni du benn décret boo xamante ne nii daf kaa fësal ne moom moomu kat war na jiite kër gi di IPRES ñu doon wax sax ne décret bi jàpp nañ ni nag jógewul ci njiitu réew mi Macky Sall ndax mosu koo xaatim muy Amadou Lamine Dieng ak yooyu yow it loolu lan nga mën a jàng ci xibaar boobu nga xamante ne daanaka juróon na coow. waaw xam nga njiitu réew mi am na droit moom moo am prérogative def décret nommé waaye IPRES dafa nekk kër goo xam ne dafa am ay charte boppam charte yooyu nag dafa may conseil d'administration bi moom mooy fal directeur moo tax bi coow la jóge itam def naa ne président bi am na mat boo xam ne itam yëg na ne loolu li mu def xëy na bu fekkoon dañ ko def loolu itam ak njuumte la ba mu dellu ci gannaaw parce que recevoir partenaires sociaux yi waxtaan ak ñoom itam partenaire la moom tamit ñu war ko jox cër nag ndax partenaire la nguur gi am na solo ci presse kon en tout cas jàmm dellu si na vraiment coow li jeex na
procédure bi ñu daan def moom lañu fas yéene def ba fal directeur bi nga xam ne bii appel à candidature lay doon Sénégalais bu bëgg a postuler nga demander ak bu sa wërsëg nekkee nga jël ko. mangook ñu koy jaajëfal bu baax a baax Lamine Fall may fàttali ni moom mooy secrétaire général adjoint bu CNTS. gendarmerie nationale nag lëkkaloo rek ak agence nationale des affaires maritimes di saytu lépp lu soxal wàllug géej gi ñoom nag dañoo taxaw rek ngir jëflanteeg ñi nga xamante ne ay samba booy lañu ne ci boori géej gi di def nag sudul noonu fële nag ca Caaroy lu toll ci juróom-ñetti doomu aadama la ñu teg loxo ñooñu nag dañu doon jël ay tuyaux yoo xamante ne fer la ak ay tuyaux acier maanaam di ko sàcc daal di ko jaayat ferrailleurs yi dañu ci ànd ak Ibrahima Kane ak nataal yi tukkee ci DIFCOM. ay tuyaux yu ñu génne ci géej gi te dëppoowul ak yoon teg leen fii ci tefes bi ñu ngi ci domaine public maritime bu Caaroy jëf ji nag ay samba boy ñoom ñoo ko def te lu ni mel ay weer a ngi nii ñu ngi ci wante gendarmerie mujj na leen teg loxo. weer yi weesu dañu woo xamal ñu ne dafa am ñoo xam ne dañuy dugg ci biir géej di fi génne ay tuyaux yi nag tuyau weñ la yoo xam ne dañ koy génne di ko daggate di ko jaay maanaam feeraay. léegi bi loolu amee ñun ubbi nañ enquête bi ñu ubbee enquête bi fan yi passé talaata ji passé di 1er octobre 2019 suñu éléments yi doon patrouiller yi dal ci yem ci ay nit yoo xam ne nii dañ doon génn ay feeraay am na ci sax ñaar ñoo xam ne jàpp nañ leen ba am na ci mbër sax boo xam ne bokk na ci ñi ko doon def. ci xayma juróomi tuyau lañu fi fekk yenn yi ñu daggate ko sax ba noppi waaye itam ay samba boy yu ñu teg loxo defeere leen ca parquet ba ci kanamu jëf ju dëppoowul ak yoon gi ñu nemmeeku fi ci domaine public maritime bu Caaroy agence nationale des affaires maritimes di sàkku ci askan bi ñu bàyyi xel bu baax a baax ci moomeelu nguur gi. képp ku nga xamante ne yaa ngi ci tefes gi pour ne serait-ce que seen sécurité pour aar leen addu leen ci le fait que lépp lu nga xam ne dañ ko fekk ci biir géej gi te ñu koy wooyee installation maritime te xamuñu nu mu bindoo xamuñu lu ko fa yóbbu xamuñu ban liggéey moo taxoon ñu def ko fa ñu leen di ñaan buñ ko laal buñ ko jege parce que nag lu ñëpp moom il faut que ñu aar ko. ñuy fàttali ne enquête gi ñu tijji nag dinañ ko wéyal te képp koo xamante ne sa loxo takk na ci mbir mi dinañu la teg loxo. gendarmerie ci pàccam bi di yëngu nag ci wàllu environnement di sàkku ci askan bi rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci géej gi ak tamit ña cay dem fépp fu ñu gis kuy def lu ni mel ñu jébaane la. ñu koy jaajëfal Ibrahima Kane roplaan boobu nag ñu mandargale 767 Ethiopian Airlines démb nag ñu gis ni rek kon ma nga doon tàmbalee tàkk waaye nag yàlla def ca jàmm ba ñu newoon ca biir nag dara jotu leen directeur général bu aéroport international bu Diass nag di ca yëkkati ay kàddu moom Xavier Marie nag di ci indi leeral la mu xamle nag mooy mboolem ñu newoon ca biir juróom-ñeent fukki ak juróom-ñett daanu fexe rek ba ñu yegg ca dëkk ñu doon dem ñu teewlu Ibrahima Wan ca aéroport boobee lay liggéeyee. benn avion la bu ñu wax bu xam ne Éthiopien moo ko moom mu doon dem mu am problème technique ci moteur bi jël safara mu dem defaat procédure am ñibbi ci wàcc en toute sécurité pompiers yi nga xam ne seen liggéey loolu la pour fay safara lu jëm ci aviation ñu def seen liggéey léegi nag mënuñu ci sori parce que loolu bu amee day am enquête. passagers yi ñoom compagnie bi ñoo koy jël en charge dem leen yóbbu fi ñu leen war a yóbbu parce que am nañ procédure pour loolu. mais réaction bu gaaw bi nga xam ne ñi yëngu ci wàllu sécurité def nañ ko tax na ba jëye amul. waaw bien sûr parce que seen liggéey la dañ leen former tàggat leen jox leen les moyens di leen surveiller ñuy formé wu régulièrement di def ay exercices te def nañ ko alhamdulilah sauver des vies humaines sauver du matériel jàmm ne ñooy. ñu ngi ci sant yàlla subhaanahu wa taala nan la ñuy def pour que ñëpp di liggéey ensemble pour garantir pour kaaraange suñu aéroport. ñu daje ñun ñëpp fii comme dañu choisiroon ay thèmes yu précis ñu jël thèmes yooyu am ñoo xam ne ñenn ci ñun seen xam-xam màcc na ci côté yooyu invité waale. population mairie yi nga xam ne communes yi nga xam ne ñu ngi ak ñun.
directeur bu ANACIM it yëkkati na ay kàddu rek ci mbir moomee muy wax nag ne ba yëf yi amee daal nañu njëkk a taxawee doon na loo xamante ni plan d'urgence bu dëggu la maanaam muy plan boo xamante ne daal fega ko tax a jóg loolu yëpp nag mu di ko rafetlu mu teg ci nag ne roplaan moo nekk daanaka booy xool jëfandikaay boo xamante ne nii moo gën a wóor ci booy tukki nag gannaaw bi tamit mu wax ni ANACIM dina def kéemtalaay kàttanam ngir lépp luy xibaar nag mu taxaw ci Ibou Diouf Jafara ba ci leeral. lii mu am ci kanamam di ko liir di wax lan la wundu ñu ngi koy woowee carte radio navigation lii nag bokk ci li nga xam ne mooy wone yoon yi nga xam ne avion yi moom la ñuy faral di jël loolu la ñu amal ko ay fan rek gannaaw ba avion boobu nekk ca Ethiopian Airlines amee ay jafe-jafe fii ci Sénégal ba delluwaat ca aéroport AIBD. pompiers yu ASECNA yi tamit intervenir def ay mousse ak seen produit ci moteur bi pour refroidir ko voilà di ci féliciter l'équipage bi aussi bi ñu garder seen sang-froid également di féliciter également pompiers yu ASECNA yi également bi ñu taxaw bi war. moo ne day ñi yëngu ci wàllu aviation moom dañu jàpp ne rek avion mooy jumtuwaay yi nga xamante ne moo gën a wóor ci lépp lu ñuy jëfandikoo ngir tukki. parce que avion avant muy décoller danañ vérifier maanaam lépp te dañ koy assurer ay cycle de maintenance périodique yoo xam ne ni moom la ñuy def am na yenn conditions yoo xam ne nii même bu fekkee da nga am doute sax vol bi da nga koy annuler. loolu nag ñu ne boo moyul dina am lu mu laal ci image yu bile compagnie gannaaw ba ñu koy tuumaal yenn saay nay avion yi muy jëfandikoo yu ci bëri dañoo xaw a màgget. qualité avion en général du ci ay atam mais ci naka lañ koy toppatoowee di ko sàmm di assurer maintenance bi mën nga am avion bu bees mu gën a wóoradi que avion bu am fanweeri at. même bu fekkee ne dafa âgé tamit day nekk ci condition de navigabilité loolu la ñu wooyee navigabilité. gannaaw bu Boeing 767-300 bu compagnie Ethiopian Airlines amee yi la jafe-jafe. ñu ne nag dina may kilifa yi yëngu ci wàllu aviation fii ci Sénégal ñu yokk li nga xamante ne moo nekkoon seen liggéey ci wàllu kaaraange su ko defee rek jàmm na ñooy. jàmm ne ñooy Ibou Diouf doxantu nañu ba ci benn agence de voyage ngir xool nag na yëf ya tëddee foofu liggéey ba gannaaw loolu am ca AIBD ñu gis ni nag ca boobu agence ñu ne clients yi nag ña ngay gën di ñëw yàqul dara ci liggéey bi waaye nag ña ngay bàyyi xel bu baax a baax ci seeni réservation Mame Biram Diouf. roppalaanu Ethiopian Airlines bi nga xam ne nag desoon na tuuti rek mu daanu jóge woon ca AIBD loolee nag lu muy naqarlu la. suñu conseillère clientèle bi nga xam ne nag bëggul daal kanamam fës moom nag di xam ne rek ni amul kenn ci passager yi nga xam ne woon na ci roppalaan googee jotoon def réservation ci seen agence bi. amuñu ci benn client heureusement pour nous amuñu ci benn client et même suñu ci amoon tamit lu dul rassurer client bi parce que c'est sûr que bu avion bi wàccee da lay wone ma yaa ma dugaloon ci avion bi lii dootu dina am koo xam ne dina ne par exemple dootu ma yëgati ci vol boobu. yóbbu ma ci beneen vol ci obligé nga dindi ko et dans ce cas là compagnie bi day remboursé parce que moom la. di nga ci gis client bu lay laaj avion bi ban Airbus la ndax lan la Airbus la nu mu mel ndax Boeing la et tout mais loolu c'est côté compagnie. client yi faral di ama réservation yi nag doon nañ ñi nga xam ne nii seen laaj dinay faral di takku lool jëm rek ci xam bu baax ban roppala li ñuy yéeg ak anamam. ci agence bi njaay mbiye bi nag mu ngi dox waaye lépp loo xam ne rigueur la muy kon taxaw rek ci lépp di jaar yoon moo xam seen liggéey ak compagnie yi lu ñuy saytu bu baax la. ñun en fait buñ la jaayee bii ba ngay dugg ci avion bi c'est de notre responsabilité parce que ñoo la ko jaay mais yow boo xasee ba dugg ci avion tant que wàccaguloo c'est la compagnie qui est engagée compagnie bi foofu la engagé mais boo xasee ba wàcc mu ngi noonu. léegi lan laay def da nga koy expliquer ne ko da ngay def lii soo paree comme par exemple ku bagage valise am ree soo paree nga ne ko yónnee ma sa kii bi réclamation bi après yow yaay daw topp ji compagnie bi. nit ñi nga xam ne dañuy tukki jaar ci l'aéroport ñoom nag bëgg nañu rek lépp lu ñeer sécurité ak kon anam nga xam ne dañuy voyager ci dal loolee kon mat sëkk di laaj kon ñu leen jox xibaar yi nga xam ne rek ñoo wékku ci seen tukki yooyee lépp ngir agsi ci jàmm ca bërëb ba ñuy dem.
ñu àddu ci leneen muy nag taw bi nag ak météo lam ci daan wax ne nag taw bi daal dinañ ko gën di nemmeeku diggante ñaar fan ak juróom ci weeru septembre jàpp ñeenti fan ci weeru octobre ñu gis nag at mii ne ak coppite am na ci loole nag ki nga xamante ni moom moo jiite lépp lu soxal wàllug prévision nekk ca météo mi ngi ci indi leeral wax na li ko waral ñu teewlu ko Pape Gor Ndiaye la ñu koy wax ak Ibou Diouf. dëgg-dëgg ni nemmeeku nañ nawet gu tardé lool ci Sénégal ci climatologie mooy li ñuy daan faral di am nawet bi waroon na fekk mu jeex ci yenn goxu Sénégal yi damay jël exemple Dakar rek Dakar le 25 septembre moo doon jeexalu nawetam ci moyenne mën nañ ci yokk 9 jours pour mun a am marche 9 jours yooyu bu ñu ko ci yokkee ñu ngi tombeek le 4 octobre. donc fi mu ne nii weesu nañ la 4 octobre mi ngi taw ba léegi donc juste pour wax ni que nawet bi ci yenn gox yi fi mu ne nii mën nañ ne day yéex a jeex ci Sénégal loolu nag bu ñu ko xoolee li koy expliquer benn phénomène la boo xam ne day phénomène à grande échelle la day daanaka impacté ci àdduna bi yëpp lay impacté fii mën na fa yokk taw bi fee mu wàññeeku fi mais fii li muy def ci Sahel bi nag mooy day yokk humidité bi mooy li ma la doon wax sànq muy ingrédients yi nga xam ne dañ ko soxla humidité la ak tàngaay bii nag dafay yokk humidité bi ndem tàngaay bi mi ngi fi ba léegi ak humidité bu yokk moo tax nawet bi di continuer. ñu gis ne nag nawet bi bu teroo lu ci bare bare nag waa météo dinañ faral di génnee ay xibaar yu wóor rawatina ak li nga xamante ni moom mooy ANACIM moo xam nu ñuy fexee rek ba gën a fegu ci yenn yi ci jamonoy nawet ñu gis ni lu ëpp fanweeri junne ak juróom-ñeent ci xibaar nag jot nañ ko yeggee askan wi laata ñu koy fësal nag ci yéenekaay yi mu doon loo xamante ni nag dafay gën di gindi sénégalais yi ñu xam ban tànk la ñuy doxee docteur Ousmane Ndiaye moom mooy directeur exploitation météorologique ñu teewlu ko ci micro Ibou Diouf. nguur gi la ñuy dénk lépp loo xam ne ci la jëm ci mbirum météo gëm ci dajale bataaxal yëpp information yi ensuite def prévision yi mooy app ñuy def ak aussi fexe ba ñuy jokkaloog askan wi ba mën leen wax kañ lay taw ak kañ lay am ngelaw yu mel noonu. donc téléphone bi la ñuy utiliser rajo bi déjà commencé woon na ak télé bi comme ni ngeen ko xamee mais de plus en plus dañu commencé utiliser téléphone yi parce que nit ci aussi dafa bëgg bu nekkee këram jot SMS pour xam li xew suba donc bi ñu nattee at bi plus de 40 000 personnes jot nañ leen à peu près ci mbirum SMS yi ñu leen envoyé environ donc ñu jot SMS yi am na aussi mbirum voix parce que xam na ni fànn population bi xam ñoo ko soxla muy baykat yi ak nappkat yi jànguñu donc la ñuy soxla des fois ñu jot loo xam ni bataaxal la kaddu lay nekk goo xam ci làkk olof pour le moment ñu mën koo jot pour mën a xam ni subakat dina taw wala dina mën a ngelaw loolu aussi da lay permettre ñoom balaa ñuy dem ci géej yeeg wala balaa ñuy mën a def seen activité ñu mën a xam lan la météo wax comme ça ñu gën koo mën a def malgré que des fois duñu wax fi muy jógee dañuy bëgg loolu ñuy wax fi muy jógee ANACIM lay jógee ndax ANACIM aussi mooy loolu donc day permettre ñëpp utiliser ko. ñu wax ci màggalug Touba bi ñuy waajal bu baax a baax alxames suba ji nag bu dellusee màggal gi yem ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu ne comité d'organisation bi nga xamante ni moom la ñu sas kon màggal gi nag amal na ab ndaje ngir xool rek li nga xamante ni moom mooy ay rëkk-rëkk ak jéego yi ñu war a def loolu nag ci teewaayu jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk lépp lu soxal biir réew mi lañ ca xamle nag mooy wàllug ndox moom faaw ñu xoolaat nag nu ñuy fexee daal ba askan wi bañ a jànkonteel benn jafe-jafe ci wàllug ndox naka noonu it ñu gis ni ci am na ci ay gox yoo xamante ne ña ngay jànkonteel ay tolof-tolof Mohamed Diop. ay fan dox suñu digganteeg màggal bu Touba mbirum assainissement bi doon loo xam ne ëlëm na ñi fare comité d'organisation bu màggal bi ay yoon yoo xam ne kenn mënu fa jaar ay quartier yoo xam ne ndox mee ko nangu nekk na décor boo xam ne Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre rafetlu ko dara moom mii di président comité d'organisation bu màggal bu Touba di sàkku ci yenn services yi bokk na ci ONAS wala AGEROUTE ñu baral seen loxo bu baax a baax. taataay yi moom bokk na ci li gën a jàpp loolu moom faaw ñu yóbbante ci ministère bi ko yor mu gën cee góorgóor def ci yitte ndax mën naa ne mbedd yi ëpp ci dugub biir Touba kenn mënu faa jaar mooy lu mel ne mbeddum jaayatu Mawla di yoonu Jóoba Kebe yoonu mag bi jëm Mbàkke itam boo xasee weesu dara ma naan foofu gis ngeen oto yi ni ñuy teggee nga xam ne màggal gi surtout circulation bi moom kenn mënu fa jaar. fukki forage ak juróom-ñeent ñoo nekk ci diwaan bu Touba muy dëkk boo xam ne warul woon a am ci jafe-jafe ndox waaye nag jamono ji bokk na ci poñ yi nga xamee ne moo gën a tiital waa comité d'organisation bii. mooy li ëpp solo mooy réseau bi ndax réseau bi dafa yàqu ci biir Touba ndax am na ci yoo xam ne 1960 la fi nekkoon ba léegi ne
nga xam ne li ëpp ci ndox mi day delluwaat ci suuf ndax ci ginnaaw amoon na lu juróom forage yu paan waaye ñoom bi ñu ko yëgee fexe nañ ba forage yëpp gi dox fi toog nii benn forage panut kon wenn forage ci benn dëkk bu dëkk bu mënta am ndox kon am na lu ko indi. muy jiite réunion d'évaluation bu màggal bi ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye andi na ay tontu ci njàqare yi nga xamee ne kilifa yi yëkkati na ko waaye nekk na ay ponk yoo xam ne teewul ñi nga xamee ñoo ŋànk comité d'organisation bu màggal bu Touba di wéy di am ay njàqare ci yenn poñ yi. Mohamed Diop ñu koy jaajëfal bu baax a baax tàggat yaram ci la ñuy jeexalee ci tënk ak coupe UFOA 2019 demi-finale bi nag fii léegi simili képp lay doon Sénégal war ci jano ak Mali ku ca jëlee ndam nag da nga daal di jàkkaarloo ak Ghana mi nga xamante ne démb moo dóor Côte d'Ivoire 3-0 ma ngoog mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti léegi may jébbalaat ko